keneen sax ku indiwaat beneen plainte ne moom it 1 million la joxe woon bon loolu du ñu bett xam nga réew mi moom bu ñu la bëggee jàpp dañ lay booleeg ay nit yoo xam ne dégg nga moom ñoom la ñuy monté comme moom la jurisprudence Adji Sarr rek xam nga dossier Adji Sarr léegi moom dafa nekk loo xam ne dafa yee ñu bare dossier Adji Sarr ku ñu bëgg a tuumaal rek jigéen ak plainte privé suñu yoon nekku ci affaire privé la suñu yoon nekku ci affaire privé la te ñun am nañu ay preuve ne Macky Sall toog na ak Adji Sarr am nañ ci ay preuve ñun xam nañ ni mu demee dossier bi yëpp ñu nekk ci ginnaaw kii pilote dossier bi principalement xam nañ ki koy piloté principalement dinaa ci ñëw live spécial loolu parce que dossier bi day information day évoluer Pape Ndiaye bi Demba bi Samba Sall dee laata muy dee sax dossier Adji Sarr daf ci wax ay wax yu bari boo xam ne dama bëgg ngeen dem ngeen dégluwaat Pape Ndiaye le journaliste analyse yi muy def chronique yi muy def 99% chronique yi muy def booy xool arrangé wul nguur gi arrangé wul état bi te Pape Ndiaye dafa nekk un journaliste juriste boo xam ne dafa maîtriser l'arcane judiciaire dafa xam système judiciaire bi ni muy doxee xam la magistrature ni muy doxee xam le milieu carcéral ni muy doxee les prisonniers xam le parquet ni muy doxee am dossier yu bari yoo xam ne daf cee teg loxoom taxaw na fii ne li ñuy tuumal Ousmane Sonko am na ku jege Macky Sall ku nekk ci palais bi koo xam ne moom dafa violé benn nit moom mi ngi téye li mu xam dafa bari taxaw ne fii ne justice bi Bassirou Gueye moo ko yàq ak Samba Sall comme ni ko Ousmane Sonko waxee woon noonu la ko Pape Ndiaye mi waxee Walfadjri ñëpp dégg ba mu ko waxee ba léegi nag Bassirou Gueye mi ngi koy rëbb ba mu tuumaalee Bassirou Gueye procureur ba léegi Bassirou Gueye mi ngi def le tout pour jàpp ko mais comme journaliste la femme protection moo tax bëgguñu ko woon jàpp directement ñu ut lay privé dafa amal diw xaalis ñu jaaree foofu la preuve bi ñu ñëwee au niveau du commissariat central coow li bari mu ne ndaw si maa ngi moom seq nañu wax xaalis mais xaalis bi ñu seq maa ngi moom lii mu lay na moo tax ma def ko loolu amut loolu dañ ko cay yokk ne maa ko man mënumaa génn nit au ma maqaama di dugal kenn kasaw di génn c'est faux maa ngi moom lañ seq ci xaalis bi leneen la lu dul lii dañ ko weddi ñoom ne loolu moo tax ñoom ut lay ne xaalis bi ñu seq pour mu jàppale ko pour ñu génne ko ba kan ci kaso bi moo tax loolu amul de waaye yemuñu ci dañoo ut beneen chef d'inculpation accusé encore Pape Ndiaye ne propos yi muy tenir c'est des propos xam nga qui tentent à discréditer les institutions mooy lan mooy wax ji muy wax dafay nësaxal dafay yàq deru ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci nguur gi ñoo yor institution yi muy procureur ministre de la justice muy Samba Sall muy mafia boobu Ousmane Sonko waxoon rek cette triangle xam nga ce triangle des Bermudes le triangle des Bermudes cette mafia kenn ka dee na Samba Sall ma nga barsàq moo xam lu fa nekk ak yàlla boo waxee ñu ne bul wax procureur tey mi ngi ni gis ngeen li mu def Pape Ndiaye tuumaal ko la taxoon ñu téye ko muy loo xam ne c'est privé moom ak benn nit ñoo ko seq nga xam ne loolu ku mas a dal ci réew mi bu amoon loolu mën a am na de mais même bu amoon 500 000 francs fépp fu mu am ci réew mi bala ñu laa wax ay kaso ki ay yooyu dañuy xool ndax mën ngaa fay wala mën a fay def médiation ndax bëgguñu kaso yi di fees ci ay 100 francs ki 200 francs ki 300 francs yaa ma amel porte naa la plainte d'accord maa la amel est-ce que mën nga maa fay ba ma fayoo ñu bàyyi ba ma fayul ma yóbbu la ci yoon ñu àtte même bu loolu amoon 500 000 francs bu amoon le directeur général de Walfadjri pare woon na moom pour fay ndaw si 500 000 ba ndaw si d'accord na damay retirer sama plainte dégg ngeen ba yàgg ñu ne ndaw si retiré na plainte am parce que dañoo pare woon pour jox ko 500 000 mu dem procureur ne ko du ki dal procureur ci boppam Bassirou Gueye moo lànk ne médiation bi du am ndaw si doo jël 500 000 bi dem sa yoon ñu retiré plainte bi parce que lii mburaake la kii dama ko yàgg xiif du dem taxaw lànk te amu ci droit rejeté médiation bi te médiation entre ñaari civil bu ñu d'accord ci li leen wuutale ba trouver solution procureur amul droit di imposer naan dafay poursuivre affaire bi ba di ko placer sous mandat de dépôt moo lay xam ne réew mi juste amu fi dooméram sàmm Bassirou Gueye bii def lii bu xëyoon tey suba dee yéen taxaw naan piis yàlla na ko yàlla yërëm ma taxaw ne dooméram la ngeen na ma ku dee kenn du wax ci moom dara deewagul de Samba Sall dooméram la ma ko ca barsàq Bassirou Gueye dooméram la Macky Sall dooméram la ñuy dund ak ñuy dee ay doome xaram lañu koo ko wax ñu ne la wuy nit ku dee kenn du ko def nit ku dund nag mën ngeen ko wax nu ne ñiy dund mën ngeen leen wax nu ne mais bu ñu dee bu leen ko wax ne yéen ngeen façon nit ngeen ay dooméram lañ ko seqal duñu ay nit lii mooy dëgg Samba Sall nga ca barsàq moo yéesul yàlla bi nu doome xaram la duñu ko yërëm ku bañ boo dee ñu wax ci sa ginnaaw dangay fexe ba sa jëf rafet ku fi dee ci suñu alal ku fi dee ci suñu nguur ku fi dee ci tappal dañuy taxaw ci sa ko bàmmeel colal ci saw saaga la ndey
ñaan yàlla mu lakk la suñu yoon newu ci. man du ma dox ci naafeq sénégalais yéen a ma gënal ay Samba Sall gi Macky Sall gi Bassirou Guèye ay doomi xaraam lañu baaxuñu ngeen jéggal ma sax sama xol moo tàng parce que ni ñu def Pape Ndiaye bi dafa ma metti ñaari nit yu jotee waxtaan ba juboo am naam amul Cheikh Tidiane Niass directeur général Walfadjri ne moom pare na pour jox ndaw si 500000 ndaw si ne ko d'accord naa jox ma ndaw si dem di retirer plainte yi procureur ne ko mënatoo ko retirer lii fu mu am ndax lan parce que bu demoon procureur moom day ñàkk te moom comme Pape Ndiaye yàq na ko lu ne ci moo yàq justice bi parce que lu Macky Sall bëgg ak ñi mu àndal mu defal leen ko waaye lu opposition yi bëgg sénégalais mu taxaw lànk na du gi dal le responsable de Cogère là mu tudd le Sow la Sow fàtte ngeen ci y a 1 mois jàppoon na fi ay mbokki Cogère yu ñëwoon réunion mu yóbbu fa ay milice ñu dóor leen ba ñooñu génn def benn point de presse di wax ci biti ba def ko live naan dañuy porter plainte maa ngi ak plainte bi ñoom ñooñee def nañ seen plainte déposé ko ci procureur Moussa Sow la xaw bu Cogère ñi mu àndal ci biir Cogère plainte nañ ko plainte baa nga ca procureur ba léegi ubbi plainte da koo sànni xotti sànni ci àll ba pendant ce temps parce que Cogère APR Macky Sall ñoom daal justice bi dañ koo jël aaki moo ko léegi mu nekk seen justice familiale une justice royale une justice du roi ku leen xalaat ñu tëj ku ànd ak ñoom ñu aar la mën ngaa def lu ne reyal nit dóoleel nit agressel du mujj fenn lii moo am ci réew mi Mbàkke Sëñ Muntaxa lii fi am il faut que ñu xeex ba dee il faut que ñu xeex ñoom ñooy reyaate parce que ñoo téye alalu réew mi ñoo téye doole réew mi ñoo téye attekaay réew mi di kumba am ndey suul bukki gi dafa doy ay gor su set wikki lañ dañuy xeex ba sangoo suuf duñ ci am lenn luñ ci regretté suñu kanam suñu borom parce que dafa jara xeex lii ku ci dee shahid nga bu leen kenn na bàyyi leen xeex bi na ngeen gën a takku tey gën a pare pour xeex teg seen bakkan le don de soi pour la patrie la ñu wax de patrie Pastef le don de soi pour la patrie képp ku ne yaa ngi ànd ak Ousmane Sonko te pare woo jaayante joxe sa bakkan pour réew mi mucc da nga cee juux mais bokkoo ci xoolaatal sa bopp wala nga làmbi feneen il faut que muy leer kon Pape Ndiaye dañ ko jaay doole téye ko par force utal ko beneen chef accusé waat ko ci leneen loo xam ne taxul woon sax plainte bi am mooy lan dañ ko accusé ne nañ dafay yàqu deru nguur gi léegi loolu la ci procureur dolli nga xam ne bu bee rëccee ndaw si bu ñu demee procès bu ndaw si moom bu ñu ko fayee xaalisam ba kii bu rëccee bu demee ñu téye ko ci leneen ndax bëgguñ koo bàyyi dañ ko bëgg a téye parce que wax ji muy wax toccee Walfadjri di wax Sénégal gépp di ko déglu muy wax seen i njombe seen i jubadi seen i truand ak seen i négociation ci justice bi ak seen sul bukki seen tappale ak seen caay-caay gi ñu nekk ci su attekaay réew mi muy Bassirou Guèye Malick Sall Macky Sall Boun Abdallah Dionne entre parenthèses dossier Adji Sarr Boun Abdallah Dionne moo koy piloté mooy le chef d'orchestre Boun Abdallah Dionne c'est lui qui manœuvre moom mooy à l'origine du dossier Adji Sarr Boun Abdallah Dionne naa ci ñëwaat live spécial waaw léegi ñii ñoom ñooy surveiller bu Sonko di dem ci Sëriñ Muntaxa ñu xool ba xam lu mu fay wax di déglu ñoom ñooy nekk Tivaouane ñooy déglu ñooy nekk fépp ñooy déglu mais tout le monde suñu écoute di déglu ku yëngu ñu rëq sa ndigg parce que nguur gi léegi ñoom ñoo ko moom Sall la sant ñun amatuñu fi dara dañuy ànd ci liñ bëgg par force wala ñu tëj ñu ci kaso yi rey ñu Pape Ndiaye deful lenn lu dul am benn critique bu sévère ci régime bi te li muy wax kenn mënu ko teggi taxaw na fii ne jàpp nañ fii drogue bu baree comme ni ñu ko defee saa su ne bu ñu ko jëlee ne drogue bi dañ koy lakk yóbbu RTS jënd sànqal wala xorom dajale ko jël ay matt teg ci kos almet taal mu tàkk ñu yaakaar ne drogue bi lañu lakk fekk lakkuñu drogue bi farine lañ doon lakk farine ay toni tonnes ndeke jàllale nañ ko ci ay beneen circuit ay colonel ñoo ci nekk ay commissaire de police ak ay homme politique yu gradé ñoo nekk ci biir réew mi ñooy trafiqué drogue bi dossier bi mi ngi ci bureau Samba Sall mat na 7 ans jàpp nañ ci 5 personnes yoo xam ne kenn xamu leen ci boobu trafic ñi ngi ci prison bi def nañ fa 6 ans kenn àtteegu leen mais ponkal yi nga xam ne ñoo nekk ci biir nguur gi tey accusé Pape Ndiaye naan Pape Ndiaye dafay attenter à l'honorabilité de nos institutions maanaam suñu institutions yi wekk gi ñu wekk Pape Ndiaye wax ji muy wax day yàq wekk googu maanaam ñoom ñoo wekk Bassirou Guèye na moom dafa am personnalité Macky Sall ñoom dañoo nekk ñu baax ñoom seen mbaax kenn mënu ko yàq ñoom doomeraam yooyu ñooy trafiquant de drogue yi
ñi war a aar réew mi ñoom ñooy trafic drogue bi. ñi taxaw naan oui force doit rester à la loi ñi taxaw naan oui institution yi dañu ko war a respecté ñi taxaw naan dañu war a respecté magistrat bi kii taxaw naan dañu war a respecté commissaire bi dañu war a respecté colonel bi ministre bi dañu ko war a respecté ñii ñoom ñoo koy wax de ñoom ñooy doomiraa bi ñoom ñooy dil ñooy trafiqué ñoom ba noppi jël la tëgg ci kaso bi Pape Ndiaye taxaw wax ko am ko waxee laa ne ko tey nga dee ba mu nee commissaire yeeg ak homme politique yi nekk ci ginnaaw trafic boobu am na ki sax ñoo xam ne daw nañu génn Sénégal ñii ñi ngi Gambie ñii ñi ngi Mauritanie ñii dem nañu Europe làqatu ji ndax bañ nee na dossier boobu ba léegi àggul Samba Sall naka teg loxoom dossier boobu dañu ko war a instruire ñu situer responsabilité ñiy jàpp ñu jàpp leen mais kaso bi baadoole rek a fa nekk baadoole yi doomi baadoole yi ñu àndul ak Macky Sall ñoom rek ñoo fa nekk te ñoom ñi Macky Sall ba ci kaw Macky neew naa leen palais bi c'est un palais de trafiquants de drogue ay narcotrafiquants ñoo dëkk ci biir palais bi Macky Sall mooy seen chef mooy chef de gang bi kenn du ci wax lii mooy lii la ñuy xeex dañuy xeex ba dee ci lii waaw tey dama mer quoi nee na ma tey mer nga c'est vrai dama mer parce que nit là quoi des fois damay je me contiens je me retiens parce que mais ñu ngi ko circle dañu lay pousser à l'excès dañu lay pousser parce que tous les jours rek ils en rajoutent une couche tous les jours rek ñu def beneen couche bu bees tous les jours ñuy ñoqali mais bàyyiwuñu kenn ku yëngu ñu jàpp ku yëngu ñu jàpp ku yëngu ñu jàpp mais c'est pas possible nga mais lii ba kañ daañu ci ñëw live spécial daañu ci ñëw Amadou li ngay laaj daañu ci ñëw kon Pape Ndiaye lii képp lañ ko toppee bañ mu waxati wax ji moo leen di déranger li muy wax kenn mënu ko weddi mooy mafia bi nekk ci justice bi ba magistrat yi di ko kaas kumba am ndey trafic de drogue bi nekk ci justice bi milliards yi ñuy seddoo ci biir justice bi dossiers yu mag yi patron yi dañuy ñëw génn xaalis ana Bougazelli ma nga këram lu ñu ko fi jàppee ay milliards de faux billets muy jaay di raxas di weexal di yóbbu ci Macky Sall palais bi ñuy politique di campagne di distribuer génn nañ ko ma nga këram toog ñi ngi dem fu leen neex def leen neex Ousmane Sonko ñu ne ko moo dem fenn contrôle judiciaire moom mii duñ ko tëj daañu ko génne suba lañ koy àtte suba del xool sous contrôle judiciaire lañ koy def parce que journaliste daañu ko bàyyee mais contrôle judiciaire lañ koy def mooy lan mooy dañ laa bàyyende waaye bis boo waxaatee ci kaso bi nga jëm dañ koy xoqatal pour bëgg lan mu noppi dañ ko bëgg noppi la mais duñ ko tëj dañ koy bàyyi mu génn mais contrôle judiciaire dañ koy yëpp il faut faire exploser la justice parce que ce n'est plus une justice c'est une injustice nous voulons une justice ñi nekk ci réew mi ay mafia lañu ce n'est pas une justice c'est une injustice on doit se battre il faut lutter pour imposer une vraie justice parce que c'est une vraie justice qui va sauver le projet c'est une vraie justice qui va sauver notre contrat social est menacé par cette injustice imposée par Macky Sall comme mode de gouvernance trop c'est trop non ay doomi xaraam lañ ñii ay doomi xaraam lañ ay doomi xaraam lañu xaw ma ndax doomi xaraam saaga la utaa mais doomu xaraam mooy doom joo xam ne dafa xaraam doom ju daganul mooy doomi xaraam kon Pape Ndiaye il est victime de quoi de sa vérité de li muy wax di dal ci ko régime bi comme ni ko Ousmane Tounkara nekkee victime dégg ngeen fi kon ñu ñëw ci point boobu muy Ousmane Tounkara moom it gis ngeen la ci xew taxaw nañu ne dañ koy xeex dafa def acte terroriste porter plainte cool yu kërëb mes naa ci wax ne leen goroom moo ko porter plainte au nom de l'État du Sénégal le consul général du Sénégal à New York consul bi ak jabaru Ousmane Tounkara ñoo bokk bàyyi acte bi mu def dafa tas seen famille tey mën nañ ci wax parce que am nañu victoire en moitié ak yu bëree bëri yoo xam ne xëy du ma ci dugg mais liñ ci bëggoon tamit mooy Ousmane Tounkara daaw leen muñal du leen may dara ci li muy wax ci live di dal ci kaw nguur gi di feeñal yu bari ñu dem ba mënatuñ koo muñ ñu ut ab bunt bi mooy live na wax joo xam ne jàpp nañu loolu défiance la ak terroriste la mais yooyu yëpp ay tappale la ñu bëgg koo taxañ yóbbu Sénégal def nañ defoon Assane Diouf waaye koo ëpp li bokk mënoo koo jëw te comme que Assane Diouf liquidé ngeen ko
rey ngeen ko Assane Diouf da ngeen ko tabaskee lekk ngeen ko bàyyi fa der bi deru Assane Diouf boobu nag moom lañ taxaw bi yoon tàllal ko julli ñaan yàlla fekk suñu ndax Assane Diouf moom liquide ngeen ko rey ko waaye rey gi ngeen ko rey ñun dañ caa jàng lu bari moo tax dans la vie rien n'est négatif lépp lu am aw naqar xamal ne am njàngat am na ci na nga ci jàng dara ëllëg jamono dina ñëw nga am loo ci mën a jukki pour mën koo aaral sa bopp kon kaawu Assane Diouf dafa dimbali kaawu Ousmane Tounkara ndax ligne de défense bi nga xam ne ci la avocat bi taxaw ak ñi mu àndaloon ñëpp ñu di ci liggéey ligne de défense boobu dañ ko axé sur la jurisprudence Assane Diouf ci kaawu Assane Diouf lay yi ñu doon lay ci magistrat bi ba mu bàyyi Ousmane Tounkara ne du ko delloo Sénégal lay yëpp pièce de conviction yi vidéo yi témoignage yi yëpp dañ ko axé sur une ligne de défense qui est une ligne de défense boo xam ne dafay sukkandiku sur un cas jurisprudentiel qui est le cas Assane Diouf donc bañuy bundu xataal Assane Diouf di damm tànkam di ko yóbbu prison di ko pamti sànni fekk këram nit ñi di ko filmer gis nga image yooyu yëpp ndeke yàlla dafa namoon bu ëllëgee bu dalee ci kaw Ousmane Tounkara moom ci loolu lay sukkandiku pour mën a mucc bu dalee sama kaw loolu lay sukkandiku moom kon Assane Diouf dafa sauver Ousmane Tounkara sauver ñëpp ndax ligne de défense bi ñu défendre ba taxaw ci kaaw Assane Diouf la ñu sukkandiku ne xoolal lii xoolal lee état bi wax naan kii terroriste noonu la ko waxee woon diw mi noonu lañ ko yëgatee woon yóbbu bañ ko yóbboo lii moo ci am ak lii fii la mu ngi tey fekk nañ ko këram bàyyeetuñ ko jàpp diw damm tànk ba dóor toroxal tout ça témoignage vidéo yëpp ñu teg ko mu nekk lu concret ñu xool ko américains yi xool ko xam ne Sénégal justice amu fa te yëf yi du yem foofu ñàkk yóbbu Ousmane Tounkara Sénégal du fa yem de la justice américaine dañuy ouvrir une enquête parce que état Sénégal dafa mentir dafa induire l'état américain en erreur 2 fois benn bi ci Ousmane Tounkara benn bi ci Assane Diouf benn bi ci Ousmane Tounkara te en matière de politique en matière donc de sécurité publique américaine lépp loo xam ne dafa laal ci terrorisme boo ci induire américains yi 2 fois en erreur jaarale ko ci sa voie diplomatique américains yi dañuy xoolaat seeni relation ak yow donc les États-Unis vont réétudier leurs relations avec le Sénégal à cause de Macky Sall la diplomatie bi Macky Sall indi mooy di politique dans la diplomatie on peut faire de la politique dans la diplomatie mais c'est une politique internationale une politique axée sur des intérêts économiques mais mënoo jël la diplomatie sénégalaise di ci def la politique politicienne contre un opposant politique contre un activiste et c'est ce que Macky Sall a fait et ça la constitution américaine ne l'accepte pas donc l'affaire ne fait que commencer il y aura des poursuites contre l'État du Sénégal pour parjure faux et usage de faux mensonge lii man maa leen ko wax affaire bi jeexagul de du yombe noonu accuser nit ñu ne la yow li ngay tuuma amul bàyyi la nga dem dafay yomb le consulat li mu dugg xamu ko sax xamul sax li mu dugg le consulat et l'État du Sénégal ils ont engagé la responsabilité de l'État du Sénégal devant la République